wala dëkk bi tey benn jeune bëggul génn gis nga bu ngeen xamee lébu wala mool xam ne musta ñee ministre musta soxla génn géej ndax ci géej la doon am lépp lu mënoon am mool da doon dugg léegi laa la wax génn am 50 000 wala 100 000 nga sol yére 50 000 mu sol yére 100 000 duggee ko biir géej mool noonu la doon dundee mool musta bëgg a nappi mool musta ñee ministre mool lu mës a am ci àddunaam ci géej la ko amee nappee ko mu jërañ ko lew ko doom ci ñaqam musuñoo sàcc musuñoo def lu jubadi musoo dégg ñu la mool moo def li lu jubadi kon tey suñu demee ba am ñi ñër napp tey bay bëgg a génn Sénégal bëgg a gedd Sénégal bëgg a mbëkki yaakaar naa ne responsabilité bi dañ koo war a situer te premier responsable mooy le président de la République muy Macky Sall nekk ci kër gu weex gee Marème Faye Sall di ko ceebal jën yi mag nit ñu toog fi di sonn moom mooy le premier responsable kon wax ji dañ koy waxte dee les gars bokk na tey li waral tey mbëkk bi tey lu ko ëpp tey gis nga gars yi dafa nekk conséquence ay toj-toj ñoom ñun dajalee defandoo ko bu ngeen fàttali ko ci Covid 19 bi bu naan dañuy dëgër pire yenn commerçant yi loolu bokk na tey li waral tey mbëkk bi am doole ak géej gii nu jaay muy ñaari facteurs yooyu tey moo andi loolu ndax tey bu ci jiitu bi jamono yi li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi ñu confiné nit ñi gis ngeen ñu jël Sandaga toj gis ngeen lu tëj yenn marché yi jël ko rajaxe te bu leen di rajaxe prévoir un ay plan de relogement pour commerçant yi muy jeunes yooyu noonu ab jeune bu xëy rey boppam lu ne mu daj ko di ko daj les gars partagez s'il vous plaît vite fait les gars partagez ku bëgg a réagir mën nga dugg réagir ma dugal numéro vite fait gars yëpp nekk ci ku bëgg a réagir mën nga dugg réagir yéen ngi comprendre gars yi excusez-moi maa ngi ñëw les gars ma defar luminosité bi kon tey gars yi partagez vite fait tey suñu demee ba nga xamante ni Macky Sall en personne mi ngi gis ay ndawam di dee li ma gën a métti sama àdduna amul sax temps def deuil national amul sax temps pour lijjanti ñi nga xamante ni loru nañ ci géej gi amuñu temps lijjanti la pourquoi jeunes yooyu noonu di loru ci géej gi lu ko waral ndax sànq nee naa leen jamonoy confinement dañoo jël li nga xamante ni boo yi nga xam ñu ngi jaay di def ay marchand ambulant góor ba am seen cantine am fu nu nekk gars yi xëy dëgër piir leen te relogé wul leen te boo yooyu moo nekk ñi nga xamante ni ñoo jugee ay Bawol Saalum Kajoor ak fa ca des ñëw di góorgóor Ndakaaru di marchand ambulant ba am fu nu denc seen puqus def fa seen puqus ñooñu ñoon tey leen jël tey xëy na leen jóge leen fii dama ne na Sénégal économie informelle moo yor Sénégal économie informelle boobu fekk joxuñu ko cëram encadré ko fexe koo jël traduire ko en économie formelle lii du mës a dakk lii du mës a dakk mbëkk mi du mës a dakk ndax buñ fàttee nu ñu jëlee commerçant yi nu ñu jëlee commerçant yi tey xañ leen ko noonu lañu jëlee mécaniciens yi ndax booy métier rek lañ am amuñu feneen fu nu jëm noonu lañu jëlee mécaniciens yi c'est vrai fu nekkoon du yoon mais est-ce que état prévoir na dem jam ñaajo xalal leen fa ay terrain yu yaatu xalal leen fa ay mbir yu yaatu yi nga xam te ni au moins ñoom foofu ñu leen xalal dañ fa mën a dem liggéey ñu may leen fa ay terrain may leen fa ay titre foncier garantir leen seen i liggéey fan koy def mën a permettre mool yi ñu am ay frigo mën a am fu ñuy stocké seen i jën mën leen a defaral ay quai de pêche yu métti ayib amul Sénégal ba pare ñu ne jeunes yi doon mbëkki loolu day waar lool faaw jeunes yi bu ñu bëggee dara ñu génn mbëkki waaw comme ni nga ko waxee way ni nga ko waxee waaw Loblaye loo wax nga dëgg ziar naa la bu wér gars yi seen intérêt rek moo leen ñor ndax tey danoo jël conséquence bi ci jiitu ci mbir mi danoo jël li nga xamante ni mooy commerçant yi jël leen dëgër piir leen jël mécanicien yeeg ñay jaay ñëpp ne leen jóge leen fii waratu leen a jaay waratu leen defati relogé wul leen ñooñu xëy amatul lu ñu def amatul lu ñu liggéey parce que xañ na leen fan nekkoon te moo xamal leen Sénégal économie informelle bi moo ko yor à 95%. économie informelle bi moo ko yor à 95% jamonoy confinement ñu xëy di xeex économie boobu te au lieu que ñu ut benn plan ba nga xam ne dañ ko accompagner pour mun koo traduire en économie formelle defuñu ko mais au contraire da leen a xañ fan doon liggéey jeunes yooyu xëy amatu fu ñu liggéeyee yemuñu ci loolu ñoom ñu xëy jaay géej gi jaay ko ci prix yu amul fenn yu tegul fenn yu ñàkk fayda maanaam ci gàttal Macky Sall mu ngi jaayee géej gi kilo bu ci nekk 200 francs maanaam 170 francs la jaayee li nga xamante ni moom mooy rawatina thon jaune yi te xam nga lan mooy prétexte bi dan na ñi nga xamante ni ñoom ñooy mool yi
amuñu capacité napp ton jaune du dëgg am nañ capacité bi am nañ savoir waaye amuñu logistique bi ak matériel yi qu'il faut dama ne tey jii mool yi bu leen jëloon ñu organiser woon comme ñu organiser tey aftu mooy tata yi ngeen gis ñu organiser leen dafa leen ay GIE permettre leen ñu mën a am ay bûche mën a assurer transport bi Dakar di ci gagné di ci gis seen bopp bu ñu ko defaroon mool yi tey mool yi duñ am jafe-jafe duñ am problème dama ne bu ñu jëloon ci 1500 milliards yu ñu def ci wàllum 1500 milliards yi nga xam te ni def nañ ko ci wàllum comment dirais-je ci wàllum train express bu bon bii suñ jëloon 500 milliards yi jënd ci 500 bateaux yi nga xamante ni ànd nag jamono ànd nag xarala yu bees yi mën a organiser mool yi dafa laa naa ne du questionné boobaa mool yi rek dañuy sauver du questionné bu boobaa mais dañuy sauver waare environnement bi ndax su ngeen xoolee bateaux yi nii mool yi di nappee ñaata bateau ñoo dem ba ci digg géej gi ñu toj ay mool ñàkk ci seen bakkan ñëpp benn bateau bu ñu ko bëggee defar ay garab la ñuy gor pour mën a defar bateau loolu la di wane nag état musta am initiative pour renouveler li nga xamante ni mooy matériel bi nga xamante ni moom la mool di jëfandikoo musta am initiative boobu musu ko aussi tam jéem wala mu xalaat ko mais au contraire lan lay jëm incapacité la leen di accuser pour mën a am prétexte pour mën a dem jaay géej gi wanteer ko tubaab bi mel ni tubaab bi ñoo ñu gën ñoom ñett ñoo war a lekk li nga xamante ni moom mooy jën bu baax dama ne fii Sénégal bu ne marché naqari na c'est parce que jën amut te képp ki nga xamante ni yor nga xam nga sa yaay mu ñëw naa la tey marché neexul soo ko laajee da xam lu tax na la marché neexul c'est parce que jën amut ndax jën suñu aliment de base la mu neex mu naqari loolu la yàlla dogal léegi nag dafa jot ñu wax ak état bi ndax booy xool tey yaakaar naa ne Sénégal plus de 500 jeunes tey loroon nañ ci géej gi dama ne Covid 19 bi rek ah li géej gi rey ci diggante mbëkk bi mu commencé léegi moo ëpp fuufu njolle li nga xamante ni moom la Covid 19 bi rey ndax Covid 19 bi rek boo xoolee mu ngi rey à peu près ay 300 et quelques xam nga budget bi ñaata lañ ci dugal 1000 milliards lañ ci dugal 1000 milliards de francs CFA lañ ci dugal te Covid 19 bi lu ñu diire rek ay 200 et quelques jours mbëkk mi booy xool mu ngi duré à peu près ay 20 jours 500 morts ñoo ci dee xam nga yan moyens lañ ci déployé 0 franc lañ ci déployé ci ay moyens loolu di wane ne rek état joxul cër sénégalais yi joxul kët nappkat joxul cër liggéeykat ñoom seen bopp moo leen ñor dara ñoru leen loolu aussi tam di traduire ne tey sooy xool li nga xamante ni mool yi ñu ngi koy def tey neexu leen gis nga tey mool yi bu leen joxoon les moyens qu'il faut encadrer leen drainer fii def fi ay quai de pêche je vous le dis économie bu nekk ci biir kenn xamul nu mu toll ndax tey jii bu ñu jëloon mool yi ñu regrouper leen en GIE déjà sax ñoom dañoo regrouper seen bopp en GIE d'abord ñoom mool yi mais buñ leen subventionné woon jox leen les matériels qu'il faut bateau yu qu'il faut ne tubaab bi au lieu que ñu lay jaay suñu géej moom au contraire da ngay ñëw jënd si jën boo ko bëggee quai de pêche yooyu bu ñu ko defaroon tey ku napp bala nga ñëw wàcce da ngay wàcc obligatoirement di surveiller côte yi defar géej gi di ko surveiller ku napp da ngay ñëw costé ci quai de pêche yi boo ci costé dégg leen bu baax lu ma leen di wax boo ci costé bala ngay dugg état dafay teg ay postes ñëpp pesé ñaata jën nga natt ñaata jën nga napp buñ ko pesé am nga loo ci war a fay état moom ko léegi tubaab bi bu bëggee jën day ñëw ba ci quai de pêche yooyu mu soog fay jën yóbbu dëkkam lu muy transformé moo xam ndax yaakaar naa ne jën bu gën a bon Europe kilo bi mu ngi jar 10 000 francs jën bu gën a yées ci Sénégal ton mu ngi jëm ba ci 35 euros voire 50 euros la fay jar Europe Macky Sall jaayee ko 200 francs la ko jaayee par kilo est-ce que kon ngeen yaakaar ne tey suñu jëloon loolu tey def ci valeur ajoutée wala boog tey ñu jël ko ne mool bi dafa war a mën a ñëw tey jaar mareyeur bi ci prix bu jaadu mareyeur bi soog a jaay tubaab bi ngeen yaakaar ne kon suñu économie di gën a dox bu boobaa mool bi dina mën a xam chaque année ñaata lay napp dinañ ko mën a contrôler dina mën a xam na leen defaree géej gi ba kenn du amati jafe-jafe ndax schéma bi dafa simple dafa yomb schéma bi dafa simple dafa yomb dama ne Macky Sall bu ñëwee ñu defar ay quai de pêche jaarale ko ci yoon buñ paree ci quai de pêche yooyu noonu régulariser li nga xamante ni mooy napp gi jox lépp mool yi
moyens yi nga xam te ni moom la war a nappee yaa ngi dégg ku ci nekk ñu leen ci quota bii nga war a napp thon jaune yooyu ñu ne tubaab bi rek ñoo am xarale yu ko mën a napp suñ mool yi ñoo dàq napp moo ci ab fàttali ci jamonoy mbëkk ba Espagne gouvernement Espagne am na fu mu tolloon dafa amoon ay jafe-jafe mool ñëwoon na fi Sénégal soxla woon fi plus de 250 mool ay nappkat bi ñu ñëwee dañuy état Sénégal bu ngeen nu mënee jox lu ëpp 250 mool jusqu'à 500 mool bu ci ne ñu lay fay 2 millions 500 état Sénégal bëgg ci ànd ñu ñaaj di xobbati affaire bi ba ne mool bu ne ñu ngi lay fay 225 000 mool yi gedd gis nga Espagne xam na lu mujjee def danoo mujjee daw ñoom dem ci benn dëkk bu nekk Guinée foofu la mujjee jël ay mool pour mool yooyu dem Espagne pour mel ne leen nappal parce que waa Espagne dañoo amoon problème ku leen nappal loolu di wane ne suñuy nappkat bokk nañ ci nappkat yi gën a xarañ ci àdduna tey bokk nañ ci nappkat yi nga xam te ni ñoo gën a xarañ tey ci àdduna waaye tey état jox leen cër jox leen moyens yi qu'il faut kon tey booy buñ demee mbëkki ñàkk pexe moo tax ñu nëppi buñ demee tey uti leneen ñàkk pexe tey moo tax tey ñu ko uti ndax ku ne xam ne ne mool musta ñee kenn ma continuer ba tey ci raisonnement boobu noonu nga xam moom laa doon def gars yi partagez s'il vous plaît ma gën a dem les gars partagez ma continuer ba tey ci raisonnement bi ma doon def dama ne bu doon Macky Sall dafa defar ay port defar fii lu mat 5 quai ñu ne benn bateau amul droit costé fu dul ci quai yi bateau bu ci nekk dan lay jox tonnage bi nga war a napp dan lay jox benn quota heure boo costé ñu jox la matricule heure boo costé ñu peser li nga nat non seulement boobaa jox na leen ay matériel defar na leen ay quai mool bi dana mën a dem nappe tranquillement dana mën a xam ci at bi ñaata lay napp te bu ko nappee ci at bi bu ñëwee dana ko peser état da ciy gagné ñoom ñu gagné ci mareyeur bi tey jii bu doon mool bi dafa napp kiloton jaune mu jaayee ko 5000 francs mareyeur bi jëndee ko 5000 francs moom fat koo jaay 7500 mareyeur bi am na ci 2500 par kilo ñu soo koy jaay tubaab bi moo xam bu ko jaayee 35 euros moo xam bu ko jaayee 50 euros business am la pour wax leen ci lu gàtt gis nga bu jën amee moole bu nappee da leen di fay ay 15000 francs 15500 12000 chinois bi bu ñëwee jënd ko fii Sénégal xam na lay def chinois bu ko jëlee Sénégal da koy congelé ko pendant 6 mois bu demee def ko ci ay cassette lu may wax mool yaa ngi di ma dégg man dama ne tey biir Caaroy géej yaa toog ci mool di wax li may wax su ma waxee nag su noonu nan ma corrigé chinois bi bu jëndee loolu bu jën bëree ndax ñàkk régulariser géej gi moo tax jën bu bëree tey mool bi day dem nappi ba ñëw su nappee ba ñëw yaa ngi dégg mool bu nappee ba ñëw chinois bi da koy jënd ci moom ay kees laa leen wax ne ci ay kees la koy jëndee kees yooyu bu ko jëndee mu ngi koy jëndee ay kees ay 2000 3000 francs dem congelé ko fii Sénégal la koy congelé suñ ko congelé Sénégal ba ay 6 mois ba jën jafe ñu génne ko di ko jaay ay kees 30 000 francs grand n'est-ce pas noonu la di ko jaay ay kees 30 000 francs maanaam chinois bi soxlaatu sax muy jël jën bi di ko yóbbu dëkkam di ko transformé mais léegi fii lay toog parce que ñoom am nañ ay matériel seen gouvernement yi accompagné leen telle sorte que ñoom fii lañ koy congelé bu jën seeree ñu génn waat ko di ko jaay suñu yaay ñu koy jaay 15 ay 30 000 francs ñaata pour cent lañ ci gagné loolu di wane ne rek échec gu politique bi nga xam ne ni am nañ ko ci ndapp ndax tey fekkoon dañoo jël dem ba jam ñaaji war a dafa ay quai de pêche dégagé bu jëlee sax ñenn ñi jël leen avancé leen utal leen ay terrain defar fa ay quai de pêche utal leen ay réfrigérateurs yu mag ñu fay stocké jën yi Sénégal du mës a manqué jën te kum neex ci àdduna bi mu jaay la jën te jënu qualité la lay jaay état na ci gis boppam nappkat na ci gis boppam ñu ñuy lekk jën nañ ci gis sam boppam dama ne boo demee Bawal yabooy bu baax duñ ko lekk ci ba ma dëkk boo demee Kaolack wala nga dem biir Touba presque du lekk ci yabooy bu baax waxuma la jën bu mag li ko waral waa Ferlo Galsen maa ngi lay ziar bu baax a baax c'est vrai Ferlo dañuy xeex incha allah yéen a ngi dégg léegi ñun dafa mel ne dañoo doon ay nit yi nga xam te ne te en plus ñi nga xam te ne ñooy superviser géej bi ñi nga xam te ne ñooy inspecteurs yi ci wàllum affaire yi wàllum napp yi bateau étrangers yi su ñëwee gars yi dañ leen di duut ay xaalis au lieu que tey ñuy joxe quota yi napp exactement duñ ko joxe dañuy joxe ay quota yi nga xam te ne wirut nu nekkul dëgg les gars partagez s'il vous plaît su ko defee ñoom ñuy def ci géej gi lu leen neex des fois dañuy jël jën yi sew yi napp ko jël liñ ci soxla jëlaat géej jën yooyu noonu sànni ko ci géej gi muy yàq géej gi te moo lay xoolal dañ gi jàkkaarloo moom ils sont impuissants mënuñ ci dara duñ ci def dara
Féro ziar naa la Ndiasse Top ziar naa la bu wér-wér mbir mi noonu lay demee en réalité maanaam benn business moo fi nekk benn groupe de mafieur benn groupe bu dilkat ñoo fi nekk waa Europe ñoom am nañ fulu de am nañ ak ñoo am fulla ñoom seen napp ko doonoo toog amatuñ jën ñu ne seen état yee jóg leen ngeen dem Sénégal ngeen signé ñu ma accord de pêche yu ñàkk fayda yu profitable ci ñun ndax ñun moolu Espagne yi ndax ñun moolu France ñu mën a dem Sénégal napp seen géej ñu mu leen neexee andiwaat ko suñu dëkk jaay ko lu cher jël benn part bi jox ko su état bi mën cee defar école yi mën cee defar tali yi mën cee defar hôpital yi ñun nag pendant ce temps 200 millions laa wax par mois la ñu jaay suñu géej gii lu commencé Cap Skirring ba Ndar ñàkk fayda mënta weesu loolu les gars partagez vite fait s'il vous plaît partagez les gars s'il vous plaît fekkee comment dire affaire bi day càng vous me dites fekkee connexion bi normale aussi ngeen wax ma ko loolu di wane nag Macky Sall lu tax respecté wu Sénégal yi mooy dafa commencé ci ñun les sénégalais ñun ñoo war a mën a am fula ñoo war a yeewu ba tey ma continué ci raisonnement bi mu leen doon wax ginnaaw bi di jëlee nappkat bi ko moyens yi defar ay quai de pêche jox leen ay frigo yu mën a stocké jën yi mën koo denc ñu organiser leen ba nga xam te ni état non seulement organiser leen de sorte que kenn ku ci ne di nga xam ñaata ton nga war a napp ci année bi ba pare ñu jël suñu géej tëj ko ku dul moolu Sénégal waroo fee napp suñu géej yan war a bàyyee jaay jël suñu mool kese ñu fi napp ku bëgg a jën nga ñëw jënd ñi ñëpp doon client ku bëggul nga baax yaakaar naa ne foofu ci la ñuy ëpp valeur ajoutée bu boobaa ñu jëlaat beneen groupement féminin ak affaire yooyu may leen occasion financé leen ñu mën a ubbi ay usine de transformation ñu defal leen ñoom tam ay GIE gis ngeen chaîne de valeur bi ñoom ñu mën a ubbi ay seen usine de transformation di transformer jën yi mën di ko yóbbu Europe au moins sax Sénégal am lu muy génnee di ko jaay ci dëkk ba. kon gis ngeen tey ji maanaam valeur ajoutée bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci géej gi tey bu doon Sénégal te ñoo ko tey de xam nañ ko xam nañ ne bu leen neexoon regrouper des femmes yi xam nañ bu leen neexoon femmes yooyu ñu jox leen financement yu doy dama ne 1500 milliards yu def ci terre bi mënoon na defar ay unité de transformation mënoon na équiper mool yi ndax mool yi dama ne bu leen équipé woon ñuy napp di dem di ñëw ku ñëw ne da ngay dem bar sax du la yóbbu dama ne ku ñëw di nappi du la yóbbu ndax mool bu doon xëy en grand mool da doon tëpp génn ani 100 000 francs ku nga xamante ni chaque jour boo tëmbee léegi wàcc ani 100 000 francs kooku soxlawul Europe mais bu dee da ngay ñëw jël sa carburant jël sa lépp dem biir géej ñëw génnaat ak noonu doo génnee 100 francs nar ko def at nar a dund ak sa doom boo ñàkkee pexe uti loo defi démb dégg naa benn waay bu doon wax naan gaal yi di mbëkki wala yenn gaal yu baax yi ay 3 millions man damaa ree man de li ma jot a xam ci gaal xam naa ne gaal bu mool ba nga defar ba mat gaal di ci fere lu mu tuut ay 9 millions jëm ba 10 millions te gaal gi chaque 2 ans wala chaque 3 ans dañu ci def entretien bu rëy kon donc sama mbokk moom peut-être li mu doon wax baax na loolu dem waaye na xam ne gaal yi tey ñii bu ñu organisé woon tey départ bu ñu organisé woon départ gaal ga pour mu départ lañ cay fere dana ëpp 30 millions 30 millions dana ko ëpp est-ce que am na te gaal ga ñu ko jëndee woon dañu jëndee woon xaalis ba gaal ga dootul dellusi ça veut dire que ñoom amuñu ci benn bénéfice au contraire ñoom li tax ñuy dem dañoo bëgg a mucc dañoo bëgg a raw parce que jël sa gaal investir ci plus de 10 millions de francs CFA par jour mënoo ci am 5000 francs loolu yàq mënu ko weesu balaa càgga dem defi leneen en réalité ba tey ci raisonnement bi dama ne Macky Sall bu jëloon 1500 milliards yi jël 500 milliards yi négocier jënd ci ay bateau de pêche yu mucc ayib regroupé déjà mool yi ñoom am nañ ay GIE ñu regroupé mool yooyu noonu dafa leen GIE wala boog gën a matérialiser seen GIE yi mool yi jël seen GIE yooyu noonu dama ne non seulement mool dootul réer ci géej gaal dootul yàqoti te non seulement gaal bu amatee problème wala mu am jafe-jafe waa marine nationale mën a déplacé wu ut ay patrouille wala mën a naaw ñëw jël si ñooñu am jafe-jafe bu boobaa thon jaune yi ñuy jaay Europe ñun dinañ ko mën a jaay ndax raisonnement bi yomb na lii rek la gars yi dama ne 500 millions bu ñu jëloon terre bi li ñu ci dugg jël 500 millions jënd ko 500 bateau bu ne 1 milliard danañ am 500 GIE GIE yooyu bu ñu jëloon ñu jël ci dugg ci GIE bu ne ñu dugg ci lu mu dee 50 mool ndax bateau yi ngeen di gis chaque bateau pour yu dem géej dana yàpp 80 personnes xam nga yéen nga may déggam déet pour bateau nappi napp ba tax ñoo napp bateau yi dañuy yàpp ba 80 personnes pour mën a napp est-ce que yéen nga may dégg bu baax kon xam ngeen ne Macky bu jëloon en réalité équipé jënd 500 bateau bu ne 1 milliard de francs CFA
jox ko jagleel ko mool yi def leen ay GIE comme ni ñu ko defee aftu tey ndax Dakar boo demee par GIE lañ njëkkee jox leen commencé jox ay tata ñu dem ba yàgg ñu def aftu ñoom tey bëtuñu gaal gi de ñooñu moom bokk ci GIE yooyu bëtuñu gaal demuñu gaal parce que da leen a organiser dañoo respecté secteur du transport donte sax ci kaw géej télé bi moom gars yi da leen di wokki mais dama ne loolu bu ñu ko defaloon tey mool yi bu ñu ko defaloon tey mool yi tey lu mu dee ñu am seeni bato yu taxaw mu leneen bu ñu demee biir géej non seulement amuñu risque te bu naree am risque marine nationale dépêché naawal hélico ñëw sauver leen kon non seulement dinañ mën a napp thon jaune yéen ngi dëgg danañ mën a napp thon jaune danañ mën a napp bépp xeetu jën bu ñu ko nappee pare ñu ñëw teer ci quai de pêche bi nga xam te ni état defar na ko valoriser na ko teg na fa ay agent teg na fa ay gendarmerie recruter na ay nit ya nga xam te ni bu ñëwee ci quai de pêche yi seen rôle mooy lan mooy xam tonnage yi mën a peser bato bu ci nekk dina am matricule bato bu ci nekk boo ñëwee ñu xam ñaata nga mën a napp loolu ñu wàññi ko sa quota annuel maanaam bato bu ne bu ñëwee li nga war a napp dañ la koy peser wàññi la ko sa quota annuel bu jeexee amatoo droit dugg biir géej bu ñëwee fekkee dafa napp 100 kilos état bu ko peesee kilo bu ci nekk fekkee dafa nekk 5000 francs fekkee dafa nekk 5000 francs 10% yi ñu ne état moo ko moom 10% yooyu ñaata lay jariñ buñ paree mun koo jaar mareyeur bi jëndee ko 7500 ci thon jaune yooyu dem ma ne Europe buñ toggee bëgg jën dina ñëw jënd ko far force ci 10 000 francs buñ demee ñoom jaayee ko seen dëkk 15000 ñoom la concerné bu boobaa yenn jën yi nga xam dañ ko doon transformé seen bateau usines yi ñu permettre suñu jigéen ñi ne fii mën a am ñoom tamit unité de transformation mën a transformer jën yooyu noonu defar ko ci mucc ayib bu muccee ayib ñoom ñu soog koy jël di ko yóbbu Europe gars yi raisonnement bi comme bonjour du lu extraordinaire du lu garaaw dama ne bu ñu jëloon 1500 milliards jënd ci 500 milliards ñu jënd ci 500 bateau jël 1000 milliards yi ñu jël famille regroupé leen defal leen ay unité de transformation dama ne bateau bu ci nekk mën naa yóbbu lu mu néew 60 personnes calculer 500 bateaux fois 60 faites le calcul les gars faites le calcul faites le 500 personnes ñoo dee ci géej gi dama ne bu ñu jëlee 500 bateaux bu ñu ko jëloon laa la wax ñu multiplier ko bateau bu ci ne 60 personnes dafay nekk 3000 personnes ñooy nekk ci secteur boobu noonu j'ai bien dit non 30 000 personnes ñooy nekk ci secteur boobu di mën di napp 30 000 personnes les gars est-ce que yéen ngi may dégg bu baax suñ paree ci 30 000 personnes yooyu noonu ñu jël ci unité de transformation yi nga xam te ne jigéen ñi def regroupé en GIE ñu koy transformé di ko yóbbu à l'étranger parce que ñoom amuñu bu jën suñu jën leen soxla usine bu ci ne bu employé lu mu dee dama ne 200 personnes nga defa ci lu mu dee bu employé lu mu dee bokk wala bokk 300 personnes dama ne tey jii ñu defa ci lu mu dee 50 usines gars yi am nañ foofu 1500 xëy nga boole ko 30 millions yi gars yi ñaata lay jox 45000 xëy la lay jox wala plus de loolu maanaam secteur boobu rek kese loolu lay jox en réalité. waa Issa màggal naa la boo bëggee dugal mon frère yow damay kontaan di recevoir ñu partagé ko Issa vite fait parce que man mën ma ko partagé parce que sama portable beneen def li partagé ko fépp mon frère boo mënee dugg aussi tam nga dugg xaaral ma activer affaire bi vite fait waa ok ku bëgg a dugg gars yi def leen ma signe ñu boo ko partagé affaire Issa gars yi vite fait kon di leen wax ne leen mool ñàkk pexe moo tax mool dugg ci géej gii dinaan dañuy bëgg dem bar sax parce que li noonu am ci géej barke Rasulullah Europe mënu leen koo jox chaque jour dama ne chaque jour 100000 francs bu ñu tëmmoon mool la ko doon am 100000 francs bu ñu tëmmoon mool yaa ngi doon ma bàyyi ma kàcc dama ne 100000 dañ doon am 100000 francs 100000 francs yooyu boo ko jëlee nga calculer ko multiplier par mois par 30 dama ne mool da doon am 3 millions par mois 3 millions pour mois mool yooyu nga jël bato bu ci nekk mu doon bato bu ci ne def 80 personnes moom la seen bato yi def de dafay nekk 240 millions ci bato bu ci nekk moom lay génne par mois 240 millions yooyu nga multiplier ko par lan par 500 bato yi nga xam ne bu ñu ko jëloon tey dafay nekk 120 milliards de francs CFA gars yi dafay nekk 122 milliards de francs CFA lay nekk gars yi comme bonjour c'est 1 plus 1 égale 2 du lu extraordinaire te bu boobaa ñun góor ñi nga xam ne dañoo dëkk ñun bawol yeeg Saloum yi affaire yi day yomb ci ñun Issa fekkee affaire yi càngul dafa dara def ma signe s'il vous plaît dina ma neex trop
boo bëggee dugg defal signe en plus gars yi partagez vite fait dama ne bu boobaa liy liggéey ci ay doomu aadama day toll ci 50 000 personnes voire 100 000 personnes ci secteur di diggante napp ak transformation rek dugalaguma ba tey mareyeurs yi dugalaguma ba tey chauffeurs yi dugalaguma ba tey ñu koy détaillé ñu koy jaayaat ci yeneen régions yi dugaluma ci tamit jën yi jigéen ñu koy jaay ci marché yi baana gars yi économie maritime du économie bu yomb du économie bu nul dafa nekk économie bu lucratif dafa nekk économie buy développé loo dëkk xaw ma yéen nga may déggam déet bu boobaa mécaniciens yi nga xam ne ñoo ñëw des fois ñu jëlee leen place ba ne ñu ñëw dajale seen 500 000 francs pour bëgg a mbëkk dem ki nga xamante ni mu ngi doon jaay yor ab kantinam comme par exemple ñoom bëgg bàyyi ñun tojee seen i kantin nag ñetta des yéen nga may dégg boobaa ñoom dañu soxlaati mbëkk xam boobaa ñoom la leen di soxla les gars dañuy soxla boobaa ñu organiser leen ñoom it dem ba jam ñaajo ubbi fa nga ni marché ba nga xamante ni mun naa nekk lu mu dee 500 hectares secteur bu ci nekk ñu gëm ko def ay caméra de surveillance tabax marché bu gën a moderne sur terre bu gën a moderne ci Afrique de l'Ouest nga xamante ni lépp loo soxla boo demee nga fekk ko fa ba pare tabax du ñu tabax benn marché tabax ci marché yu bari gars yi dama ne état bu bëggee liggéey barke Serigne Saliou Mbacké day liggéey waaye bu bëggee defi fi saay-saayam kenn mënu koo tey mu defi fi saay-saayam te ñii ñu seqat mi di ay saay-saay lan moo wax leen rappelé leen léegi parce que man nee naa man lépp lu may def xaw ma géej waaye dama ci laajte ba xam mais état dañoo yaakaar ñoom dañoo extraordinaire dem na ministre yi ñu teg fii xamuñu tous ci géej naa da xamuñu ci géej suñ bëggee xam dara ci géej dañ koy laaj mool yi toog waxtaan ak ñoom géej nan la war a demee dama ne borom mbaama xam mbaamam man fii laa mën ci géej xaw ma jën yi sax nu mu tudd pour wax leen fii caaro yi ma nekk dama ne chiffre officiel laa leen di wax diggante novembre 2005 ci jamonoy Laa Wade ba février 2006 dama ne 250 moo doon am fii caaroy géej yéen nga may dégg de caaroy géej bi 250 moo doon am ci seeni doom yi desoon ci géej gi Sénégal yëpp suñ calculé woon 6600 moo doon am ay poussière est-ce que yéen nga may déggam de lii may wax source yu leer la nan dem xooli ko fu leen neex lu leer laa leen di wax dama ne Sénégal diggante novembre 2005 ba février 2006 5600 bakkan yu rot lan amoon ci géej gi buñ mooti wut même phénomène bi mooy amaat caaroy bii ma nekk muy caaroy géej bii ma nekk tey di fii defee live bi nii ñoom 250 mort lañ ci amoon gis nga bu ñu jógee ci loolu gouvernement espagnol dafa ñëwoon fii Sénégal may fi 2000 visa joxuñu ko woon ñu bëtti woon dañ koo sàkkaloon pexe 2000 visa yooyu noonu dañ koo dóor seen biir jox ko seen i militant sàkkal ko ay pexe te lii mooy wax ni lu leer laa leen di wax ci jamonoy Laay Wàdd mais pire mooy am tey ci jamonoy ki nga xamante ni mooy Macky Sall pire moo am gars yi partagez s'il vous plaît man nee naa leen aw ma xam-xam mais lépp lu may wax dama koy gëstu teg ko fu leer te nee naa leen man bëgguma lu may génn bëriwuma lu may génn mais heure bu ma génnee damay wax teg ko lu leer loolu nag am na xaj na am na ñi nga xam te ni ñoo ma gën a mën a génne lu leer ñooñu bu ñu génnee lu leer nañ ko ñëw wax fii ñax Sénégal yëpp ñu mën cee jariñu gars yi partagez vite fait waa ziar naa la Mbaye Alsane ziar naa la Issa màggal naa la gars yi waaw Mbaye di ka ziar naa leen gars yi partagez vite fait mu gën a dem bàcc ci ñu tudd moo wax leen tey raisonnement bi dama ne économie maritime léegi vite fait mën naa génne 45000 emplois directs 45000 emplois directs ci diggante ñuy napp ak ci diggante ñuy transformer rek boolu ma ci mareyeurs yi boolu ma ci transporteurs yi boolu ma ci ñi nga xam te ñoo nekk au niveau des réseaux di jaay kon xam ngeen ne économie maritime di économie bu ndaw du lu tuuti tubaab tey amul jën gis nga tey lu taxoon gouvernement espagnol mayoon nappkat yi 2000 visa yooyu c'est parce que ñoom à l'époque dañoo amoon jafe-jafe nappkat ba dañoo ñëwoon fii Sénégal bëggoon ay nappkat sànq waxoon naa ko bi ñëwee ci jamonoy Laay Wàdd ñu ne dañoo soxla plus de entre 250 ba 500 nappkat parce que ñoom seen bateau yi amuñu ku leen nappal ne nappkat bu ci ne nan la fay 2 millions 500 état Sénégal dafa daw teg ci loxoom bi mu ci tegee loxoom xam nga la leen def danoo jël affaire bu ko xobbet bëgg a fay mool bu ci nekk su ma jumul à góor gi bëgg laa fay 225000 mool yi bañatu ci dal xoolal état Espagne dafa daw dem benn dëkk ba nekk ginnaaw Guinée
ñooñu gëmeewuñ ko woon ne sax danoo jël affaire bi cas utiliser ko jël seen doomi réew baleen ñu dem mais dama ne loolu moolu Sénégal yi ñoom xam nañ ne en réalité waaw mu ne grand waxal comme ça ñu xam moolu sénégalais yi en réalité yi Jean Samou waaw incha allah dañ koy wax moolu sénégalais yi dama ne mënuñu ëpp lu am loolu parce que en réalité dil bi mooy soo xoolee ci Covid 19 bi nga xamante ni dafa nekk benn feebar ba nga xamante ni ñoo ko créé ci labo dafa nekk benn feebar ba nga xam ne ñoo ko organisé pour installer seen nouvel ordre mondial bi dafa nekk benn feebar ba nga xam ne ñoo ko def pour mën a cop xaalis pour bëgg a def seen yëfi kàcc yéen a ngi may dégg loolu rek laa wax dama ne ok maa ngi lay invité mec ci biir ok ñooñu rek envoyé naa la accepté naa invitation bi ok Ndiasse Top accepté naa ko ah autorisé naa ko Ndiasse mën nga dugg dama ne suñ jëlee rek Covid 19 bii rek à peu près ba muy diire 8 mois la diire woon ba muy diire 8 mois 316 morts lañ ci am gars yi médiatiser ko fu la ñu yóbbu ko génn ay masque génn ay gel détergent mooy yu ne ñu dugal ko ci def ay cellules pour loolu noonu génn ci 1000 milliards dama ne ci diggante 20 jours ba mbëtt mi ba muy am 20 jours yéen ngi may dégg état du Sénégal 500 morts la ci am kon 500 morts moo ëpp 326 morts te dama ne xam nga ñaata lañ ci def ci moyen 0 franc dajalul sax booy yi loolu lañ ci def ay en réalité ci ay moyens mooy li ma wax keroog seetaan naa Moussa Balla Fafana mooy live bu mu def na benn estimation mais ma ne ko sama beau frère boobu ma ne ko mool pour ñu mën a def gis nga gaal yooyu noonu di yóbbu gars yi ci géej gi mool yi dañ ci frais plus de 9 millions pour ñu mën a yóbbu gars yi ñu ngi nii di ma dégg ñoom ñu ngi nii di ma dégg du ma bàyyi ma wax naka su dul noonu pour ñu mën a yóbbu gars yi dinañ ci frais minimum 30 millions pour ñu mën a yóbbu gars yi Espagne gis nga 30 millions yooyu ñu ciy frais gaal gi dootul dellusi te gaal boobu noonu ñu frais woon autant de millions chaque année attention chaque année dama ne mool yi ñoom ci boppam dañuy entretenir seen gaal benn ngi nii exemple ñu koy jéem a entretenir c'est coûteux te buñ ko entretenir dugalaat ko ci géej du napp sax ñetti kees duñ ko napp donc dama bëgg a xam nag Macky daf nu yàpp wala dañu miin wala ñun danoo nekk ña nga xam ne gëmuñ seen bopp loolu nag ci laa profité di woo association des pêcheurs di woo ñëpp di leen wax ne xeex bi nekkatul si ñoom seen xeex kese xeexu ñëpp la dama ne bis ni que tey la dañuy lancé mouvement bi nga xamante ni day lutter contre li nga xamante ni moom mooy accord de pêche yi signé désormais dañoo bëgg géej gii benn bateau étranger bëggatuñ ko fi ne bateau étranger yi dem on veut plus de ces bateaux bëggatuñ bateau yi dàq ñoo napp suñuy mool bëggatuñ bateau yi dama ne ku bëgg di jën nañ ñëw ba ci quai de pêche sénégalais yi nga ñëw jënd fa jën boo mënul nga baax ñu lekk ñu suñuy jën mu jariñ ñu mool yi mën cee jariñoo moo nu gënal bëggatuñ bateau usines yi ma ne n'importe quel bateau na fi dégagé ñu jéem a merci beaucoup booy baa ngi may ndox gars yi wax na dëgg damaa sonn merci beaucoup booy merci beaucoup yéen a ngi may dégg que même pas une journée nationale de jeu effectivement même pas benn journée te dama ne bu ngeen nappale woon remember gars yi remember su ngeen nappaloo bàyyi ko garawul bàyyi ko dama ne bu ngeen fàttali ko jamono Charlie Hebdo Macky Sall dafa passé woon fi jël suñu carburant jël suñu lépp dem ci Charlie Hebdo di manifester naan je suis Charlie pourtant tey mënut a nekk je suis Barça Barsaq Macky Sall dafa war a bind ci page Facebook am ne je suis Barça Barsaq la ko war a bind parce que crime la en réalité ce qui se passe parce que jël nañ géej gi jaay ko lor mool yi jël nañ géej gi jaay ko jël nañ lépp tey li nga xam te moom la jeunes yi yaakaar jaay ko boo demee même chose lañ amoon ak waa Ndingler même chose lañ amoon ak waa Mbodiène même chose moom mooy am maanaam sénégalais bi lu mu nar a jëriñoo rek ñu jël ko jaay ko étranger yi buñ jaay suuf si indien yi jaay nañ géej gi espagnol yi wala français yi wala union européenne wala signé APE ñëw dina toroxal quand la ñuy yeewu quand est-ce que la ñuy yeewu les gars quand est-ce qu'on va la ñuy jóg ne Macky saa suufi dafa doy sopp li ma gën a métti tey contrat bi nekkul rendaluñ ko public bala maa gën a day naan ma secret d'état gars yi je vous dis ici net man le mot secret d'état dafa connecté man existé wut c'est ay yëfi tappale la man secret d'état man mënoo nekk sama kër ma dénk la sama caabi
nga naa ma kër gi bu dugg ci biir dafa am ay secret d'état warta am ci état lu dul secret défense dama koy wax di ko waxati te secret défense boobu lu tax pour say ennemis duñ xam say point faible mais lépp li nga xam ba Macky Sall lu ko allié mu wartee añ wartee naan dama ne loolu sax dañ ko war a rendre public pour ëllëg bu defee njuuj njaaj ñu mun a xam ne def parce que gis nga dama ne ñu ñëwee ñu jël réew jox la ko wala jox la ay responsabilité nekkul la nga xamante ni da nga fa war a enrichir wala da nga faa war a jël ay affaire secrétaire ay yëfi caaxaan la parce que on négocie et on signe au nom des sénégalais ma ne ci turu sénégalais yi ak ci non sénégalais la ñuy négocier ci la ñuy signé pare naa nu ay secret d'état c'est des foutaises par merde c'est des foutaises boo demee ay Écosse yenn dëkk yi amu fa loolu noonu ay secret d'état amu fa président bi lu mu añee sax buñ paree gars yi dañuy xam ne kii ñaata la añee logements sociaux ngay am comme ni ko enseignants yi di ko amee est-ce que ñooñu dañoo gën rey dëkk maam Cheikh Rafal dëkk borom Touba dëkk Baye Niass dëkk maam Limamou Laye dëkk góorgóorlu dëkk travailleurs sénégalais yi dëkk maam Gunta Ndiassane dëkk Cheikh Omar Foutiyou Tall ñu ne ñun loolu danoo jomm ñun on est les plus intelligents au monde ay brave gars lan ay liggéeykat lan gëm suñu bopp ici au Sénégal ma ne bu ñu gisee temps yi booy di agressé parce que danoo ñàkk pexe mool géej la am bu ñu jëlee géej gi jaay ko lan lay jariñ ba tey Issa gars yi mën ngeen a dugg bi ngeen di réagir invitation bi kan moo ko envoyé Ndiassé accepté naa invitation bi yàgg na mën nga dugg su la neexee c'est déjà accepté Ndiassé da ngay dugg ci notification yi nga accepté ko nga dugg ok Omar màggal naa leen yéen ñëpp gars yi est-ce que yéen a ngi dégg dama ne emploi direct bi nga xam te ni géej mën na koo joxe tey gis ngeen bato yi ngeen di gis nii bato yi yëpp àll bi la ñuy gor di ko defaree bato mais buñ jëloon 500 millions signé contrat fexe ñiy defar bato ñu def appel d'offre wax ne lan transfert de compétence la ñuy def ne ñi gagné marché bi fii la ñuy defaree bato yi non seulement ils vont former des gens yu capable suba ñu mën a defar ay bato dama ne su sañe woon benn marché 500 bateaux wala 1000 bateaux ne bateaux yi fii leen koy defaree def transfert de compétence ñu koy defar fii la leen di former non seulement ñu ko defaral bu ñu ko defaree ba ñëw sénégalais fii leen di jaaree defar bateau ba faaw buñ paree bateaux yooyu noonu ñu jël ko comme ni ma ko waxoon sànq rek regroupé ñi nga xamante ni moom mooy nappkat yi par GIE bu ne regroupé comme ni ko defee ci transport bi ci waa aftu regroupé par GIE bateau bu ci ne mën naa embarquer 80 personnes 80 personnes yooyu ku ci génn wàccaale ak 100 000 francs soo ko dajalee xam nga ñaata la day nekk 3 millions et quelques lay nekk par mois nga multiplier ko par 80 dama ne nga multiplier ko par 80 day nekk 200 nangam millions nga multiplier ko par 500 bateaux yi nga xam te ne Macky tey préfinancé na ko wala boog bateau tey accompagné ko li nga xam mooy pêcheur bi day nekk 120 milliards de francs CFA pour lekk uniquement pour ñuy napp. nga jëlaat 500 millions fexe def ay zones industrielles fexe fa def ay usines yi nga xam ne dina permettre femmes yi équiper leen ñu mën a transformer li nga xam te ni mooy produit halieutique yi tubaab bu bëgg nga ñëw boo bëggee nga jënd boo bëggul nga baax bu boobaa ma ne la usine bu ci nekk mën na employer jusqu'à 300 femmes buñ ci amee 20 usines nan lay demee les gars gis ngeen loolu lu muy wàññee chômage bi nu muy nar a wàññi mbëkk bi boobaa ku taxaw fi ne da ngaa bëgg a dem Espagne benn mool du la yóbbu du la tal du la sañ yóbbu ok Jean accepté naa ko gars yi seen invitation seen dugg ci yëpp accepté naa ko dem leen seen notification ngeen mën a dugg directement seen réponse laay xaar donc di wane ne rek incompétence bi nga xamante ne mi ngi dox ci ñoom di wane ne caay-caay bi nga xam ne ngi dox ci ñoom parce que en réalité boo laajee mool yi lii xew en haute mer bokkut ak réalité ak contrat yu ñu signé parce que ñi leen war a xool li ñu war a napp ndax jaar naa yoon ñooñu ku ci ñëw ñu neexal la 3 millions nga tëj sa gémmiñ doo ko xool doo ko surveiller te li gën a dee mool yi tey dem nañ ba nga xam ne li gën a dee sax pour encadrer leen mooy état tey encadré pour ñu mën a am ay filets yu normal ndaxte filets yu ñu war a duggee ci géej gi sax état da ko waroon a encadré filets yooyu noonu da waroon mën a am benn usine bu koy defar fii état jël ay responsabilités am woo ay bailleurs sénégalais ñu defar loolu nappkat bu bëgg fa ngay jëlee filet tey dem nañ ba nga xamante ni tey moo li tey am nañ seen fulla ñoom tey ba ñu ne chaque dimanche ñoom dañuy def seen repos biologique li nga xamante ni état moo ko doon imposer ay temps léegi dem nañ ba nga xamante ni état da ko laisser aller la ko bàyyi léegi moo li dem ñoom ba dajaloo seen bopp seen association na ñoom chaque dimanche dañuy def léegi repos biologique pour mën a
defar géej gi kon ñoom léegi xam nañ intérêt géej ñooñ ku leen accompagné woon ñu dem di wax gars yi ne leen rek gis ngeen gars yi dafa doon des gens yi nga xam te ni jubuñu danoo doon gars yi partagé vite fait dafa doon ay gars yi nga xam te ni doon nañ ñu dëng dafa doon ay gars yi nga xam te ni ils sont incompétents dafa doon ay jëmm yi nga xam te ni ñoom matuñu lu doon en réalité. gis ngeen kon gars yi gis ngeen mool liggéey rek la xamuñu sàcc xamuñu fo encore une fois ma waxaat Macky lii muy def yëpp c'est parce que ñoom ay talibé Union européenne lan c'est parce que ñoom ay préfet Union européenne ñun nekk ñoo leen fal de ñoo woote ñun ñoo leen fal waaye liggéeyoon pour ñun parce que bu ñu doon liggéey pour ñun war na noo xam ne côté Sénégal bii du côte bu yomb dem ma ne Sénégal li mu am ci géej gi rek mën na ko def lépp waxuma la nag pétrole bi waxuma la zircon bi waxuma la fer bi waxuma la leneen dama ne Covid 19 bii bi mu ñëwee Sénégal tajul fenn donte ay bakkan rot nañ ci ñu ngi jaale ñëpp ñi nga xam seen bakkan rot na ci waaye dama ne dañ cee def les moyens qu'il faut déployer police gendarmerie déployer tout di saraxal nit ñi di masawu coono di joxe ay ceeb ndangam tey loolu dafa ruus lu sax man dama ci am kersa dama ci ruus des gens tey Mimi Touré bu ñu amee ku mel ni Mimi Touré mu naan sunu xolu yaay mu ngi sañe c'est parce que léegi dañ koo dàq ci haut conseil buñ ko ci dàqatoon danaan muut pataral du wax xam nga yéen nga may déggam de dan naan muut pataral duñu wax loolu nag moom mooy dugal ci deuxième phase muy leen mooy diggante entre Idrissa Seck ak Laye Wade ak xaalis ba mu waxoon ne ba keroog jant di fenk ba keroog jant di fay dul mës a gis fu mu dugal xaalis bi dama ne ci jamono yi boobu Eva Marie Coll Seck moo nekkoon ki nga xamante ni moom moo nekkoon ministre de la santé benn sénégalais déglu leen bu baax la may wax benn sénégalais moo trouvé woon remède sida xam nga yéen nga may déggam déet sénégalais bu mu trouvé remède sida boobu noonu am ka nga xamante ni spécialiste la ci wàllum santé ab sénégalais nekk États-Unis kooku bu mu déggee mbir mi daw ñëw xam ne il faut mu jàppale kooku mu ñëw téye dossier bi pour jàppale kooku gars yi jël dossier bi parce que waa ji li mu defoon mooy danoo jëloon merci beaucoup booy booy bi may na ma xaal merci beaucoup booy noo tey lébu yaa ngi may teral yéen nga may dégg kooku bu mu ñëwee tey lii may wax ni ngeen ci bàyyi xel bu baax lu tax ma wax leen ne ñoom Idrissa Seck Macky Sall Laye Wade ñoom ñëpp yàgg nañoo dil ci kaw sénégalais yi tey ma wax leen ko tey ngeen dégg ñooñu constitué benn dossier bu solide parce que waa ji ay nit dañoo ñëw sida mu ne dem leen nga def test ñu def test bi positif ñu andi ko ci moom mu traité leen ba ñooñu wér mu dem ne leen def leen test ñooñu def test bi négatif ñu andi ko ñu constitué benn dossier bu dëgër ñu defar benn dossier bu dëgër bi ñu defee dossier bu dëgër boobu noonu yóbbu ko ci Eva Marie Coll Seck Eva ne ko lii ngeen gis nii daf ma sut lees en réalité lii ci président rek gars yi jël dossier bi à l'époque Idrissa Seck moom moo nekkoon premier ministre et guys un peu s'il vous plaît baal leen ma rek 1 minute Idrissa Seck moom moo nekkoon premier ministre Idrissa Seck bu mu jotee dossier bi daf koo téye Laye Wade yëg na ko nag bi mu ko yëgee Laye Wade comme que à l'époque joxoon na confiance Idrissa Seck téye dossier bi woo lobby pharmaceutique yi maanaam industrie pharmaceutique yi mu woo leen gars yi def benn forum vite fait Sénégal journaliste yëgul kenn amu ci benn information bi ñu defee loolu en réalité waaw Mouhamed Sakho ziar naa la bu wér ñoom bi ñu wàcc CP ñu ne gars yi remède boobu noonu bu ñu ko mettre sur le marché day daane industrie pharmaceutique yi moo tax may leen bu ngeen yaakaaree ne industrie pharmaceutique yi dañ leen mës a faj yéen a ngi nax seen bopp bu ngeen yaakaaree industrie pharmaceutique yi seen wér-gu-yaram moo tax ñu toog fi yéen a ngi nax encore seen i bopp est-ce que yéen a ngi dégg léegi bu ñu defee noonu Idrissa Seck woote gars yi jógee fu ne ñëw daje fi Sénégal ñu jël 40 milliards de francs CFA joxe ko ci affaire bi pour ñu étouffer affaire bi xam nga yéen a ngi déggam déet léegi nag ñoom soxla woon xam noonu ki nga xam te ne moo trouvé remède sida bi mais ki nga xam ne moo porté woon dossier bi dafa bañ a du leen ko wax parce que wóorut mën naa am ñu rey ko mu ne tant que amul lu leer du leen wax kan moo jël dossier boobu noonu. à l'époque bu ñu defee loolu yéen a ngi fàtte que président Afrique du Sud ba mu fi ñëwee c'est Laye Wade c'était pour lui dire que comme que remède bi fii lañ ko trouvé ñun nañ ko sécuriser africain yi
ba remède boobu ñu jël ko mettre ko sur le marché mu mën a jariñ ñëpp mën a jariñ africain yi Laay Wade ne ko ne Laay Wade daf ko ne ñun suñu dëkk lañ ko trouvé kon ñoo koy gérer suñu bopp à notre manière léegi industrie pharmaceutique bi Idriss Seck denc ko suuf Laay Wade bi mu dilee suufu Laay Wade ñu jox ko 40 milliards de francs CFA mu étouffé boobu noonu bi mu ko étouffé comme que waa yi lu mel noonu boo ko trouvé remède nga siiwal sa bopp te état encadré wu la protégé wu boo moytu sa bakkan ci xot dañ lay rey lu leer laa leen di wax léegi comme que waa ji xam ne risque yooyu lay parcours waa ji noppi ne pat mënutul wax léegi Idriss Seck jël 40 milliards yi denc ko ci ay comptam bi mu ko dencee ci ay comptam Laay Wade ne ko ana xaalis bi Idriss Seck xam nga lu mu tontu Laay Wade def naa ko ci lieu bu sûr lieu bu wóor laa ko def du sa xaalis du sama xaalis sénégalais yi la est-ce que yéen a ngi dégg bu baax li ma leen di wax Idriss Seck bi mu defee loolu noonu c'était pour jël xaalis bi moom coob ko ndaxte xam ne xaalis bi lu bëri ñoo ko jëloon dugal ko ci Sénégal du jaar ci bis amul fu muy jaar amul fu ñu koy signé xaalis la pour jënd silence gouvernement Sénégal xaalis la ba xam ne ni c'est pour acheter leur silence loolu moo tax Idriss Seck di wër di rëy di ak làmmiñam bu rëy naan ba extinction du soleil kenn du mës a gisee fu mu jëlee xaalis ah kay xam nañ fi nga jëlee xaalis bi waaye du am trace parce que xaalis boobu dañ leen koo jëndee 40 milliards pour ngeen mën a tëj seen gémmiñ en réalité gars yi pareillement bu ngeen seetloo ci même démarche boobu attention yéen dara waru leen daal attention mool yi yàlla ngeen ay waay masta papa maa gaañoo oh maa gaañoo papa masta waay li lépp seen ak ñi rek lépp ak gouvernement bi yéen a ngi dégg gars yi comme que nag xaalis boobu dañ ko jëloon pour jënd silence su gouvernement sénégalais loolu moo tax Idriss Seck sañ ne ba àdduna di tukki xaalis boobu du mës a gis moo tax mu ne def naa ko dans un lieu sûr dama leen bëgg wax ne leen gis nga même lu bi boobu noonu ci Laay Wade ba tey ba ci Karim ba ci ñeem même lu bi laa leen wax ne mooy continuer wax di dawaat di tourner autour de même silence boobu noonu dañuy jënd ku trouver remède ku inventé benn logiciel ku inventé dara la nga xam te ni intérêt africain la même chose dañuy pratiquer ndax booy xool ki nga xamante ni trouvé woon na fi remède wala vaccin wu contre malaria dama ne ñoom en réalité doon ko étouffé te loolu la ko ne yàgg am waaw wax nga dëgg des broji loolu la ñuy wax naan secret d'état c'est des mensonges secret d'état amul lan mooy secret d'état ñun ñooy état man ak yow Laay Wade ëppale wu ma dara Sénégal Macky Sall ëppale ba pare ñoom dañoo am secret ñoom seen biir ñun waru ñoo xam secret bi ay foutaises la c'est des foutaises par excellence j'ai bien dit c'est des foutaises par excellence loolu juste pour vous dire que loolu la ñuy continuer di ñu naxee petit à petit loolu la ñuy continuer di naxoo di namu naan ba àdduna tukki sénégalais duñu am xaalis bi dama ne Idriss Seck gis nga dama ne ku aj doon na nga ku teen waaye munoo fexe ba ñun duñu teen munoo fexe ba duñu dem vers l'information munoo fexe ba duñu gëstu munoo fexe ba les vrais patriotes nga xamante ni ils n'ont plus confiance à certains journalistes ñëw di ñu jox leen informations qu'ils sont les dossiers qu'il faut pour ñu koy gën di ko wax quelques jeunes sénégalais yi nga xamante ni ñoom ils sont conscients de l'avenir ils sont confiants ci lu ñuy def gars yi sama baat bi nag dina dee je suis obligé gis nga gars yi lii may wax yëpp si quelque temps di ngeen dégg ñu état tëj ngeen ma li may wax diffamation la nangam mais billahi wallahi watalaay xaalis sida boobu noonu la Idriss Seck du xaalis sànc Thiès gis nga bu doon xaalis sànc Thiès yi parce que Rasulullah laay wax da koy tëj billahi wallahi ma ne bu doon xaalis sànc Thiès yi barke Rasulullah lay wax du aura tous les preuves du monde ne képp Idriss Seck comme ni mu bëggoon def Macky Sall ba muy dem ci sëñ Bara di jooy naan ko lay wax dina ma tëj ba sëñ Bara ne ko baal ko bu ko tëj mu baal ko dama ne Macky Sall boobu lay wax da ko bëggoon tëj mu dem di jooy pour ñu baal ko lépp fi leen di fekk tey ñoo juboo waat seen biir bay lëngoo di àndaat ñan ñoo ci dee sénégalais nappkat bi béykat bi mécanicien bi ñoo ci dee en réalité les gars mes frères looloo ci dee léegi nag ñun dañuy sous-estimer tant pis demee mën nañ ma jël sama kër tant pis suba bu ma génnaatee même information yi même live bi ma ko amaatee dama koy brasser waat ci live bi dama koy brasser waat sénégalais yëpp xam ko bu yóbboo bu ma bëggee rey nañ def leen neex mais dañuy oser di ko dénoncer les gars kon moo tax ma ne tey ñoom Idriss Seck bu ñu yor seen làmmiñ bi rëy di wax yaakaaroon na dir boobu du tooñ du feeñ dina feeñ malheureusement nag le gars bu trouvé remède bi ñi ma wut a wax parce que moom bakkanam mu ngi ci xottu gerte xam nga yéen nga may déggam déet
pareil que le gars bi nga xamante ni moo ñu ko trouvé vaccin wu malaria dama ne Ebola Sida malaria xeetu feebar yooyu yëpp xeex dafa nekk ay maanaam ay yi nga xam ne ñoom ñoo ko créé ci labo xam nga yéen nga may déggam doo déet gars yi ñoo ko créé ci labo bàyyi ko ci nature bi andi ko ci africains yi les industries pharmaceutiques yi ils sont complices nos états sont complices àdduna du neex a neex ba ñoom ñu mës a jël laa la wax di ñu faj toujours dañuy malade chaque jour dañuy malade voilà c'est Sénégal bi ñu am voilà Sénégal bi nga xam dañ naan tey jeunes yi bu ñu defati dara jeunes yi nañ toog nangam jeunes yi ñoo lay gën a bëgg a toog Sénégal parce que Sénégal lépp la am Sénégal am na or am na pétrole phosphate zircon lépp am na géej manqué wul dara mais nan lañ fi mën a toogee ñun sénégalais yi continuer sa baay di feebar sa ndey di feebar mënoo koo faj mënoo coob tubaab bi bu ñëwee ñu jox ko jën yu baax yi indien bi ñëw ñu jox ko suuf yu baax si français bi ñëw ñu jox ko entreprise yu baax yi ba pare favoriser ko exonérer ko lu mu war a fay ñun lan am suñu dëkk dites-moi Sénégal lan la am ci dëkkam lu appartenait à des sénégalais wax leen ma ko fii amul quelques exceptions ñu am quelques exceptions te exceptions yooyu noonu nga xam ne ñoo fi ne exceptions yooyu ñoo dil ak état exceptions yooyu noonu ñoo ñëw di dil ak état moo tax raison boobu moo tax ma ne tant que ñu mel ni Sonko ñu ngi fi tant que ñu mel ni Alassane Sall ñu ngi fi par force ñun da leen di protéger gis nga nañ defoon ci jamono Mamadou Dia bu ñu yaakaaree ne nañ ko réussir ci génération bi nax nañ seen bopp ñun dañuy continuer di nekk fii merci Ndiaye Seck merci beaucoup ñu ñëpp comprendre nañ ñu dugg ci panel bi yëpp comprendre nañ waaw mon frère ziar naa la aussi ci encouragement yi waaw mooy broji Anita maa ngi lay ziar wér gars yi Ismaïla merci macha allah ñun ñëpp ñoo ko bokk mais di leen wax rek gars yi ne leen ñun jeune génération bi ñu leen bëgg a sacrifier ba ci tey jii tey programme scolaire bi nga xamante ni moom la ñuy jox suñu doom yi doon na programme yu gën a bon ci àdduna dama ne doon na programme yu gën a bon ci àdduna juste pour ñëw revenir rek ci li nga xamante ni mooy deal bu nekkoon entre Macky Sall Laye Wade Idrissa Seck lobby pharmaceutique yi ñoom ñëpp yàgg nañoo dir seen biir si vous croyez que ce sont des ennemis vous vous trompez les gars xam nga ñooy seen vrai ennemi mooy gars yi gën a di dénoncer les choses ñooñu ñooy seen ennemi ay gars comme man ak yéen ñi nga xam ne di génn di wax mbir mi muy leer di utiliser les informations ñooñu foo déposer pour liggéey ñu dàq la boo déposer sax du la jël wala boo liggéey ñu dàq la ba pare bëgg laa étouffer ñun ñoo leen arrangé wut mais li ma leen di wax mooy gars yi na leen génn petit à petit porte à porte tey damay profité waale du nuyu waale mooy pêcheurs yi tey dimanche bi ñoom dañoo woon jël décidé ne dañuy def repos biologique tey bu ñu demee ba suñu nappkat yi xam intérêt géej bay def repos biologique nga xam état moo ko waroon exiger kon nga war a xam ne sénégalais ñu ngi yeewu te di leen wax ne leen di profité fii di lancer appel les sénégalais de l'extérieur ne leen xeexu géej gi contrat bii nii du fi am danañ dem ci sëñ Mountakha fu mën a dem fu sëñ Mountakha nañ fa dem chef religieux yi ci église catholique chef coutumier yi nañ def wax leen ko buñ ko saafarawul ñun danañ génn incha allah jàkkaarloog ñoom ne leen contrat yi accepté wuñ ko tey accepté wuñ ko ëllëg contrat yi dootu fi amati bateau étranger nañ fi jógee on n'a pas besoin de ces bateaux étrangers pour pêcher on n'a pas besoin de ces bateaux étrangers pour transformer notre économie maritime soxlawul leen pour mën a transformer notre économie maritime sama baat dina dee les gars dama sonn ce qu'on a besoin d'être encadré maanaam lébu yi mool yi mécaniciens yi ñëpp dañoo soxla ñu encadré dama ne bu ngeen fàttali ko am na benn Sénégalais bu fi mës a ànd benn projet pour mécaniciens yi former leen orienter leen ci wàllum maanaam ci wàllum mécanique ba nga xam ne ni Sénégal dina capable d'ici quelque temps mu capable produire ses propres véhicules gis nga projet boobu noonu bu ñu ko andee di ko présenté yéen ñu fàttali ko lu ma la wax ba tey état financé wu ko ba tey état nangu leen a may terrain ba tey état daf ko jël nekk ko ci suuf bu ngeen fàttali ko projet fabrication arme bi nga xam te ni benn gars ingénieur la en armement bi mu ñëwee di ko présenté Sénégal état du Sénégal dafa ñëw étouffé ko dama ne même deal bu ñu defoon laa wax même deal bi nga xamante ni moom lañ defoon ci ki trouvé woon remède sida bi ba Idrissa Seck sàcc ci 40 milliards même deal bi lañ def ci ki andi woon programme armement bi même deal lañ amoo lañ def ci nga xamante ni moo fi andi woon programme bi nga xamante ni mooy permettre organiser li nga xamante ni mooy mécaniciens et autres même deal bi lañ def ñi nga xam ne ñooy organiser les tailleurs même deal bi parce que ñi nga xamante ni ñoo yor industrie automobile
bi ñu déggee projet boobu danoo daw ñëw ñuux ci Sénégal ñenn ñi pour ñu étouffer loolu. gis nga programme Sida bi ni ñu ko ñuuxee woon Idrissa Seck même programme bi ko yaakaar def Sénégal mooy ñuux ba ci industrie armement bu France danoo daw ñëw ñuux Sénégal xaalis pour programme boobu bu mu nekk à jour bu mu mës a gis bu mu gis bu mu mës a gis bëccëg bu mu mës a dund bu mu mës a nekk. gis ngeen gars yi ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous ils pensent qu'ils sont plus dignes que nous ils pensent qu'ils peuvent jouer le jeu jouer sur les mots jouer sur des projets. Mané, c'est des courriers par excellence. Ils ne sont pas plus qualifiés que nous, plus intelligents que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de dire merci. C'est à nous de dire niet. C'est à nous de nous regrouper. De profiter de l'occasion de dire Association des mareyeurs et des pêcheurs du Sénégal. Nous, bu ñu jógul ñun dinañ jóg bu ñu jógee dinañ jóg. Gis nga xeex bi accord de pêche yi ak bato ngeen jégal ma bato doomu raam yee dañuy jógee Sénégal mu neex mu naqari même mooli bu ñu d'accordoon sax ñun d'accordoon far force bateau étranger dañ fiy jógee mu neex mu naqari. Ce sont les Sénégalais ñooy nappi léegi ñooy transformé on est capable de le faire ci 21e siècle la nekk 3e millénaire la nekk ère numérique la nekk ère technologique la nekk on est capable de le faire à condition que État accompagne te État dañoo war a accompagner par force. parce que en réalité Macky Sall lu liggéeyut amul salaire suñu xaalis dañ koy jox capable sax gérer ko. moo tax gars yi je fais appel képp kuy mouvement je fais appel képp kuy société civile je fais appel à ñi nga xam ne les Sénégalais de l'extérieur je fais appel à tous les mondes nan taxaw cette fois-ci diir ñett ça suffit jaay nañ SDE jaay nañ fer bi jaay nañ pétrole bi jaay nañ gaz bi jaay nañ phosphate bi jaay géej gi jaay jéeri ji lan moo ñu dese ba pare jël suñuy doom. parce que dama ne Allemagne tey boo jëlee ay 3 millions de clandestins c'est pas pour gentillesse de dama ne parce que ñoom seen dëkk dafa manqué góor mënatunoo jur dama ne tubaab bi seen dëkk yi mënatunoo jur danoo manqué doom danoo manqué ay góor te góor yi ñu jotoo am as néew non seulement seen yaay danoo yàgg naan ay contraception ba nga xam ne ni danoo am problème mu pour reproduire danoo am problème mu jur yàgg naa ko wax dañu waxati dama ne Danemark ko fa dem jamono ji am jabar ñu may la visa. gis nga sénégalais yi ñuy gis ñu jël ñu naan may nan ay 2000 visa lébu yi c'est parce que xam na ne ñoom seen nappkat yi aayu ñu suñu lébu yi nekk fi ñoo leen dàq napp fuuf ak les moyens ak moyens yu bon yi ñu am ñoo leen dàq napp fuuf ñoo leen gën a xam géej fuuf ñoo leen gën a maîtriser géej fuuf mais qu'est-ce qu'ils font dan naa ñun amuñu les moyens ñii am na les moyens na leen jaay géej gi te moyen dama ne état mooy faciliter moyens yooyu noonu Macky Sall terre bu bon bii waxuñu mu noqalaat ñu tegalaat ñu ci BRT bii nga xamante ni amul benn njëriñ loolu bu ñu jëlee benn partie ñu def ko ci côté pêche bi jël beneen partie bi ñu def ko ci agriculture jël benn partie bi ñu def ko ci formation bi dama ne Sénégal barke Rasulullah 10 ans mu changé bu boobaa économie Sénégal sénégalais yi ñoo ko yore seen bopp mais économie Sénégal sénégalais yi yorewuñ ko seen bopp en réalité xam nga yéen a ngi comprendre déet gis nga fekk amuñu jom ñun. fekk am ñu fulee jóg ne non danañ yàgg jënd ordonnance xale yi danañ yàgg mbëkk ndax danoo sonn gis nga dama ne caaroy géej bii ma toog nii dama ne xoolal ñu ngi koy sabatuwaat dama ne 6600 sénégalais ñoo deewoon ci géej gi ci année boobu te dama ne ci même record bi lañ jëmaat parce que booy yi nga xamante woon ñu ngi rey seen bopp gars yi ñu ngi sabatu sama live bi waaye bu yeboo de dama ne booy yi nga xamante ne dañoo fekkoon mécaniciens yi doon liggéey as néew yor seen kër yor seen ndey ak seen baay ñu jël leen yëkkati leen relogé wul leen préparé wul leen utalul leen fu leen nekkal formé wul leen encadré wul leen boo yooyu ñooy fay pour dugg ci géej gi. dama ne booy yi nga xamante ne ñu ngi woon Sandaga di jaay di marchand ambulant di góorgóorlu ñu leen loq leen jógee foofu booyee fiy mbëkk y compris fekk si mool yi nga xamante ni doon nañu xëy am 50 000 ba 100 000 francs par mois non par jour ñu xañ leen tey géej gi ba nga xamante ni dama ne à l'époque man à l'époque bi ma nekkee woon Dakar entre bi ma juddoo ay mes 9 ans su ñëwoon géej da ngay taxaw fi nga taxaw géej ñu may la jën ngay lakk barki Rasulillah ngay def lu la neex ci géej gi tey wóor Rasulillah gars yi dañuy dépassé Gorée pour mën a napp gars yi wala déet pour ñu mën a napp dañuy dépassé Gorée gars yi dañuy napp dañuy tekkee fi seen gaal dañuy dem ba Cap Skirring wala bay waaji seen Gambie wala ba Mauritanie soog a mën a napp loolu moo xaw Sénégal mooy loolu la ñuy daj en réalité pour mën a napp gis nga
bateau yi nii étranger yi dañuy sànni seen mbaal jugee Dakar parce que ne daw dem Cap Skirring gis nga bu ñu dawee ba yegg barke Rasulullah bu ñu yëkkatee seen benn yoon bu ma am sens su fekke ko bu ñu yëkkatee seen mbaal yi billahi wallahi da ngay yaakaar ne géej gi jeex na da ngay yaakaar ne géej gi jeex na bu ñu paree yaboo yi ak ñu ñàkk fay day dañ koy tuur jël li ci am importance jël ko di ko transformé ma waxatu ko dama ne Macky Sall bu jëloon lim def ci TER bi muy 1500 milliards yi bu jëloon 500 milliards yi jënd ci 500 bateau yu baax yu ñu nar a andi fii non seulement boo koy jënd parce que état xam-xam la li ko sama boo frère di wax xam-xam du pexe ni ko waa Pastef di waxee xam-xam du pexe dama ne bu ñu jëloon 500 milliards jënd ci 500 bateau jël regroupé nappkat yi par GIE ma ne bateau bu ci nekk GIE bu ci nekk mën naa def 60 personnes est-ce que yéen may dégg 60 personnes yooyu noonu bu leen jëloon ku ne ñu jox leen bateau ñu regroupé ñu dugg fii ci biir ma ne la thon jaune ba ci requin ba ci baleine sax bu ñu bëggee ñu napp ko est-ce que yéen dégg suñ paree loolu ñuy napp bu ñu ñëwee teer ñu defal leen ay quai de pêche yu mucc ayib sécuriser ko jaarale ko ci yoon mu nekk quai de pêche yu ëpp doole ci àdduna parce que géeju Sénégal mënut a doon géej gu ëpp jën ci àdduna bi am ay quai de pêche yu bon quai de pêche yoo xam ne mënut a accueillir sax 3 bateaux buñ paree ku napp nga ñëw gaaree ci biir quai de pêche parce que amoo doo costé fenn fu ci quai de pêche bi dama ne buñ ko defoon état du Sénégal lu waay jaay ma am ci 10% par exemple bu ñu jëloon kilo thon jaune tonton buñ leen joxoon ay bateau yu baax mooy bateau yu mag yi ngeen di gis ñu jox leen ay bateau yu baax jëlee leen 500 bateau def 500 GIE bateau bu ci nekk ñu ne ko may leen ko comment dirais-je 10 000 tonnes yi ñu séddale leen ko wala defal leen 20 000 tonnes séddale leen ko bateau bu ci ne boo costé ci quai de pêche bu ñu defaroon fii 5 quai de pêche fii Dakar bateau bu ci nekk bu ñëwee nga costé état bi boo nappee mu am ci 10% yéen su leen neexee ngeen jaay kilo thon jaune 10 000 francs wala ngeen jaay ko 5 000 francs est-ce que du ngeen gis seen bopp bu ngeen ko jëfee ngeen jaay ko 5 000 francs mareyeur bi jën moom jaayee ko 7 500 Europe Espagne bu ñu bëggee jën dañuy ñëw naaw ak seen avion wàcc ñëw jël bu ñu bëggee ñu jënd bu ñu bëggee ñun ñu coob ko buñ ko bëggul ñun ñu jël suñu jën ba pare ñu defal leen ay ngandi réfrigérateur bu ngeen mënee jëlee jën congelé ko pendant 3 ans jën du yàqu boo ko congelé parce que exemple ma jël leen bu jën amee chinois yi dañuy jëndee keesu jën gars yi su ma jumut keesu jën ñu ngi koy ay 2000 ay 500 ay 3000 ah moom la ko chinois yi di jëndee ñoom bu ñu paree dañ koy def ci ay cassette bu jën manqué chinois yi dañuy génne jën boobu attention bu jën manqué chinois yi dañuy jëndee cassette yooyu di ko jaayee ay cassette 30 000 francs fii ci biir Sénégal man maa ci teg sama bët ñoom xam nañu koy def dañ koy congelé ba jën manqué ñu soog koy génne comme si ñun mérité wuñ loolu les gars yi franchement jeunes yi sonn nañ nappkat yi étudiants yi ku génn ñu rey nappkat yi ku wax ñu ne doo fi waxee mécanicien yi ku liggéey ñu délogé la am marchand ambulant bi ñu ne du la encadré du la permettre doo am financement banques yi di bëgg a rey sénégalais yi dites-moi Sénégal lan lay jëriñ sénégalais yi en réalité gars yi neen ma il faut que les pêcheurs fassent une grande manifestation bien sûr non pas les pêcheurs yi dama ne lébu yi moomu ñu géej gi ñëpp ko bokk li ñuy napp man dama ciy coob da ngeen ciy coob ñun ñëpp ñooy génn dans l'ensemble exactement tama li nga wax dëgg la sunu avenir sunu loxo gis nga statistiques yi ma leen di jox ba ci dil bi Idrissa Seck defoon ci ONU sida bi ci mooy sénégalais bi nga xam ne dafa trouvé remettre sida bi même dil leen def ci géej gi même dil leen def ci ki nga xam te ne moo àndoon projet d'armement bi pour Sénégal même dil leen defar ki nga xam te ne moo àndoon benn projet pour former les mécaniciens tôliers et autres bëgguñu Afrique développé Macky Sall du sunu président préfet France la suba nañ ma jël si waat encore sama kër je m'en haine mais incha allah dande association mooy nappkat yi bu ñu génnul manifester ñun ñooy génn dénoncé li géej gi man dama gëj a lekk thon gars yi dama gëj a lekk jën bu mag yabooy mu ngi may bëgg a yóbbu yow mal xayaam des fois du ma gis yabooy gars yi what the fuck ngeen baal ba ci kàddu gi mais dafa doy exactement copain ak maçon yi wax nga dëgg maçon yi moom na ma yàlla jéggal dañuy jël fee chinois yi ne leen ñoo tabax ay stade chinois yi ñëw li ma gën a métti sax juste loolu sax damay permettre ma dugg ci 3e point bi mooy yéen a ngi dégg ñu naan ay coopération yi nga gis Sénégal yëpp ay dóor la
xam nga coopération nan lay demee les gars les coopérations mu wax leen ko ngeen dégg dañ naan andi comme dañ naan andi coopération par exemple coopération pour installer ay lampes solaires électrification rurale su ko defee ñu ne Allemagne par exemple Allemagne mooy leader Allemagne leen naa andi benn coopération bu 40 milliards dégg leen bu baax lu mu leen wax xam nga Allemagne lan lay def 40 milliards yooyu dañ koy signé gars yi Allemagne day jëlaat xoolal Allemagne ci boppam day jëlaat 20 milliards yi dem ba dëkkam jënd ko ay panneaux solaires est-ce que yéen a ngi may dégg buñ jëndee panneaux solaires yooyu noonu dañuy ñëw ba Sénégal nekku Sénégalais yi koy defar de dañuy ñëw andi seen i ingénieurs yooyu noonu ñoom ñooy lekk yeneen 15 milliards yi ñaata moo ci des 5 milliards yi 5 milliards yi ci des la ñuy fay Sénégalais bi ay journée 3000 ay journée 2000 francs su ko defee état du yuuxu naan wooy coopération pendant ce temps dama ne pendant ce temps imposé nañ leen suñu produit pendant ce temps produit boobu pour entretien bi pour mu amati dañuy mujj obligé dawaat ci kaw ñoom seen industrie boobu noonu su ko defee nag ñoom lu ñuy facturer encore ci entretien produit boobu dafay dépasser ay 50 milliards ana intérêt ba ana intérêt coopération yi ana intérêt ba dites-le moi kon coopé fa nga doon waxee mooy pareillement looloo fa am en réalité même chose moo fa am ça veut dire que ces coopérations c'est des foutaises le Sénégal n'a pas besoin de coopération le Sénégal n'a pas besoin de bateau pêcheur bateau usine le Sénégal n'a pas besoin de moo tax pareillement la ñuy def yéen maçon yi dañuy ñëw ñu gagné benn marché ñu jox ko benn entreprise de construction Eiffage wala dara Eiffage xam nga ñaata lay fay suñu booy yi ay 2000 ay 3000 booy demee accident de travail kenn du leen fay seen i entrée ay dommages kenn du leen def leen booy rey seen bopp ci naaj ba bëgg a dee ñu andi seen i propre ingénieur ñoo di leen fay par ay mois ay 10 millions de francs CFA leen di fay seen ingénieurs yi loolu leen nourri leen paye leen léegi ñun suñu doomi ñun suñu xaalis ñu leen di fay à peu près les gars ay 3000 2000 gars yi quand est-ce que kan ngeen di yeewu xam ne coopération tout ça c'est des bobards bu mu paree en contrepartie xam nga luy laaj en contrepartie dañuy laaj ay terre wala ay licence de pêche dama ne buñ la andilee ay coopération andilee ay électrification rurale non seulement milliards dañu andi seen milliards yooyu day dundal seen i entreprise seen i ingénieurs ñoo fi ñëw du mës a def transfert de compétence moom du mës a am ndax état bu ñàkk fulla lañ yor état bu irresponsable lañ yor léegi su ko defee industrie yi fi jot a def fi solaire kenn du leen impliqué kenn du leen faale est-ce que xam nga booy dañu fay jariñ manœuvre sénégalais visé ak gas ak coffre poteau yi ñu taxaw loolu lañ fay jariñ en réalité en contrepartie xam nga luy laaj sénégalais bu ñëwee danaan comme que woy andi naa fi coopération 40 milliards te 40 milliards yi nga xamante ni 35 milliards yëpp delluwaat na seen dëkk entretien bi mu ngi ñuy xaar pour ñu fayaat leen plus est-ce que ni nga may dégg ñu ne woy comme que andi naa fi loolu damaa bëggoon fay la benn 1 milliard nga jox ma benn 2000 hectares pour ñu mën ko séddale suñu ñaari promoteur fekk promoteur yooyu noonu ñoo làqu ci ginnaaw pour mën a am loolu fare 40 milliards yooyu noonu non seulement xoolal ñoom ñu ngi ciy gagné après seen i usine seen i industrie ñoo ci def entretien bi seen promoteur ñoo jël suñuy terre ñu defar leen titre foncier ñu ñàkk ba faaw les gars dama ne suñu yaakaaree ne ñun dañoo dof ñoom ñoo dof bu ñu yaakaaree ñun ñoo muusul bu ñu yaakaaree ñun duñu yee sénégalais yi nax nañ seen bopp dama ne beneen xeetu sénégalais leen yor yeneen jeunes yu am xam-xam yeneen jeunes yi xam ce qui se passe comment ça se passe la ñu am que ñu nekk ci gouvernement bi ou pas que ñu impliqué ñu ou pas chaque jour dañuy ñëw di wax lu kenn du mën a dindi teg ko ci ay base yu légal teg ko fu wóor lañ koy teg mu neex leen mu naqari leen moo tax borom maçon bi sànq gaan bi wax ne maçon yi nag loolu la leen di rey moo tax bu ngeen xoolee ay Seyni Djindia mu ngi bëgg a rey suñu doomi maçon yi Seyni Djindia lu mu ni jëriñ même problème boobu noonu ngay gis diggante moom mooy Marocain yi nekkoon pompier même problème bi pompier lan li fa est-ce que mën na fa woon a defar benn industrie ba nga xam ne ni mën na transformer li nga xam mooy produit halieutique yi est-ce que mën doon ne mais dañuy jël benn partie bi ñu jox ko ay naar ay Sénico yu mën a mën tax jëlaat beneen partie bi jox ko leen ay propriété immobilier ay Marocain ay nangam kañ la ni yeewu les gars waaw ok Yaya nee na waaw wax nga dëgg sopp Mame Diarra nee nga révolution totale révolution totale boobu noonu mool bii ma tiim tey ma jàkkaarloog moom mécanicien bi ka ci des
ku yaakaar ne Sénégal bu yàqoo dina la bàyyi nga yàq yow da nga ci mucc da ngay nax sa bopp tant que amuñu suñu fuloo jël suñu responsabilité gestion dëkk bi ñu ci impliqué par force du mës a demati moo tax maa ngi saluer lébu yi bi ñu amee seen fulla depuis benn moment ku ñëw fii di leen wax ay waxi caaxaan ñu ne la du ci dal ku ñëw ko andi say caméra bëgg a ñëw naan dama leen jàppale ñu ci dal ñoom nee na léegi dootu am intermédiaire ñoom dama leen cee fan ci loolu bu mu am benn intermédiaire dama ne bu ñu signé accord de pêche yi bu ñu ko validé déjà c'est signé en Europe mais bu ko parlement bi validé nan génn toj seen lu bon toj seen lu nura comme que ñoom député yi nee na ñoom ay député Macky Sall lan ku fi validé li mu validé rek ñu toj sa lu bon laa la wax. gars yi bàyyi leen gars yi yaa ngi saboté sama live bi mais nice anyway am bébé jëlal xaalis ak am merci yéen mool yi tant que amu leen seen fulla ñu jël bateau étranger yi jëlee ko fi barke rasulillahi ñëppay perte ñëppay perte en réalité xoolee li ngeen di daj ba ma fi toogee léegi ba gars yi bàyyi leen sama live bi ni saboté waaye am na gars yi koy saboté bi ñu fi toogee léegi bateau bi pour ngeen pour xore pour mu ñëw ñaata temps ngeen fi daj ñaata doole la ngeen fi daj joxuñu leen sax les moyens qu'il faut pour que ngeen mën a dem tey gaal gi bu demoon géej tey toj barke rasulillahi bala ñuy dépêché ñu leen sauvé musiba am yéen sauvé seen bopp wax damay laaj nag état moonu moom wala ñu ñoom moom su état bi ay sàcc lañ ñoom ñëpp ay doomeraam yu jaruñ dara ngeen baal ma gars yi ci kàddu yi man souvent du ma wax la nga xam ne nii amut bu ma wax yenn wax yi mais il faut que ñu xam dama ne man maa ko wax waxati ko fun ma woo plateau bu ma woo ak ministre bu ma woo ñu ne ma coopération ma démontré leen coopération yi profité wul Sénégalais yi c'est des mensonges fun ma ñëw taxaw ne ma accord yi nangam ma taxaw ne leen c'est des mensonges profité wul Sénégalais yi fun ma taxaw ne ma leen des professeurs ma taxaw ne leen c'est des mensonges dama ne maintenant il y a des jeunes de moins de 30 ans des jeunes yoo xam 30 ans et quelques la am yi taxaw yi conscients Sénégalais des jeunes matures des jeunes leen nag mënu si jaaxal leen rek mënu si jaaxal mooy Sénégalais bu toog yaakaar ne mbir mi laalu la man kookoo ma jaaxal Sénégalais bu toog yaakaar ne naan sama yoon newu ci kookoo ma jaaxal mais Sénégalais bi nga xam dafa jóg pour fas yéene xeex man kooku jaaxaluma moo tax ma waat leen Guy Marius Sagna Bëgg Baye Abdou Karim Gueye gars yi sans exception Tanor Issa gars yi yéen ñëpp dama leen di woo ngir yàlla ak yonent bi il faut que ñu taxaw aider pêcheurs yi il faut que ñu taxaw aider marchands ambulants yi il faut que ñu taxaw aider ñi nga xam mooy mécaniciens yi il faut que ñu taxaw aider maçons yi il faut que ñu taxaw aider sunu secteur informel bi pour mën leen a jox sens occasion ñu mën leen a former ñu mën leen a encadrer ñu gagné marché yi ñi ñëpp il est temps qu'on les aide il est temps que ñu consciente nit ñi gis nga loolu nag bu yam tey dimanche man dama ñëw jóg liggéeyuma jël sama temps bi ma xëy ba tey ne ci géej gi di xool uniquement pour xam di laajte lébu yi di ma wax may xam xaw ma dara ci géej est-ce que may dégg pour mun koo jàllale leen di sant di leen gërëm ñu ngi jégalu aussi tam suñu live bu ñu def gars yi ñu ngi jégalu waaw ñu ngi jégalu tamit waaw live bi c'était juste pour dénoncer les choses yi nga xam te ne mu ngi am ñu ngi jégalu di leen wax gars yi barki alxuraanu karim Macky Sall ngeen baal ma ci kàddu bi mais ñii duñ ay nit gis ngeen géej gi nii non grand ñun on ne fait pas de la politique ñun on s'en fout de la politique on s'en fout de tout mais dama ne géej gi buñ ko jaayee politicien yoo imam oo nappkatoo ñëpp ay perte moo tax dama leen di ñaan ngeen dajaloo man ak sama waa kër man bu ngeen xeexee ma xeex bu ngeen xeexul ma xeex accord de pêche yi on ne va pas accepter ça Macky dugal ko sa bopp pour muy leer et je vais inviter Guy Marius je vais inviter les autres on s'en fout de lui en réalité gars yi ñu ngi jégalu bu baax gars yi loolu la amoon tey li ñuy wax ñu ngi jég ngeen ne kan kon Sonko gëm ngeen Sonko voilà loolu moo tax ñoom doomu raam yi ñu bëgg a yàq ñu mel ni Sonko loolu moo tax ñu bëgg a yàq ñu mel ni Thierno Alassane Sall ay doomu raam lan voilà merci en réalité les Sénégalais maintenant sont conscients de ce qui se passe les Sénégalais maintenant ils sont conscients ñu leen di waxal ils sont conscients ñu leen di wax ak ñoom en réalité voilà moo tax nag danañu jaxase ku ne incha allah maa ngi ciy invité Sénégalais yëpp nappkat yëpp na leen dem sëñ Mountakha na leen dem fu ne wax ak ñoom ne les accords de pêche yi duñ ko accepté buñ ko nangul bateau yi nan dem seen yoon. deuxième vague Covid 19 xam nga nan la tudd. ko deuxième vague dañ ko séntu ci Covid 19 bi. waaw mais deuxième vague bii bi ñëw immigration clandestine bi. mooy gën a yéeme li dafa bette mool. te li si gën a dangereux mooy mool en personne ñooy demal seen boppam.
imagine programme bu ren yi ak yële pass nga bokkul. yaa ngi dem ñëw directement du am benn problème. déwén mooy gën a yéeme yoo ñu suural loolu. mais grand. lu leer naa la xool metti na mais gis nga bu ngeen demee dëkk ba ngeen di dem la ñuy dundee fii lañ koy jëlee. waaw mais comment faire. comment faire mooy yow man sama papa xale yi ñëpp génn yor suñu casserole tëgg na leen du fi am. xam nga Sénégal benn kuréel. yow maanaam. gis nga ci kaw yor gouvernement bi nii. matuñu 200 personnes. depuis avant ñu judd ba léegi. waaw ñoom ñoo ko def benn bël du àll réew mi ñoo ko def. merci mais matuñu 200 xam nga matuñu 200 personnes. ñoom matuñu 200 personnes ñun ñu ngi toll ci 17 millions de sénégalais est-ce que ñun war nañoo accepter 200 personnes di ñu coloniser. gannaaw boo demee Europe am 1 milliard boo dellusee kër gii nga dendal même jafe-jafe bi lay amaat sa doom say mbokk lan même jafe-jafe bi lay amaat ñun ñoo war a jóg xeex loolu mais waruñu daw dajaloo leen seen biir ñëpp dajaloo dama ne grand man bëgguma wax samay at mais dama la bëgg wax ne la man j'ai moins de 30 ans est-ce que am nga dégg j'ai moins de 30 ans mën naa laa génne samay extrait samay lépp nga teg sa bët samay carte d'identité et tout sans jugement juste pour te dire que ñun suñu demee ñun bay xeex soxlawuñ ci dara c'est parce que yéen suñu papa gunge leen ñu ñeme yoon wi man ragaluma kaso ragaluma lay waat ragaluma Macky je m'en fous de lui. nga secteur lébu dëkk lébu yi xam nga mooy seen problème. seen njiit yi leen nekkal ci seen quai de pêche yi. waaw ak ci seen ministère yi. njiit moo fi jeex maanaam grand ñooy suñu njiitu bopp njiit moo fi jeex njiit moo fi jeex ñooy suñu njiitu bopp. xam nga tey yéen organisé wu ngeen ne du ngeen dem géej dimanche pour lan moo tax pour defar seen géej am leen loolu fula bato yee nokk fee jóge ngeen baal ma ci kàddu gi. bato yi moo sonal ñëpp. ma ne bëgguñu fee gis bato étranger yomb na te aussi tam ñu bàyyi booy yi ñuy jël di leen déloger même bu ñuy occupé voie bi booy ba leen jëlee foofu noonu di leen dëgër prix ne leen xoolal fu wóor fu baax gis nga ku bëgg a liggéey état da ko war a faciliter man su ma nekkee marchand ambulant waa jeex na. financement bi direct sans intermédiaire. grand mais bu dul loolu ñëppay mbëkk. ba xoolal plan de financement bi dafa yomb. waaw dama ne bu ñu jëloon 1500 milliards yu ñu def ci terre bi. ñu jënd. non boobu wéy na moom. xool wax beneen rek. non dama ne. moom def nañ ko ci ba pare. dama ne. borom gaal gi daa bëgg jaay gaalam day mbëkk. non bu leen jaay gaal gi non grand bu leen dem. dañ leen koy ñaan su ngeen demee man damay loru seen jarbaat dañuy loru ngir yàlla bu leen dem. danoo bëgg ngir yàlla ñu ànd xeexandoo te yàlla tax. non bu leen dem. non gars yi na leen toog ñu ñeme ko. ok merci mon frère. ok gars yi ñu ngi jégalu bu wér. waaw papa merci jërëjëf waay gars yi ok.